gannaaw buy sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu invité yi di nuyu journalistes yi di rafetlu seen teewaay jotaay bi nag li ko waral du lenn lu dul jotaay politique ndax nous sommes à 6 mois des élections municipales yi nga xam ne jàpp nañ ne dina am ci date bi ñu ko bëgg ndax bu ñu demee ba fixer caution yi ça veut dire que caaxaan jeex na. ñun nag suñu waxtaan tey dafay jëm ci benn pàcc rek muy dañ toll ci moment boo xam ne moment bu xaw a difficile la ci politique surtout ñun Kaolack moment bi daf ñu am importance ndax dañ toll ci moment boo xam ne dañ ci war a choisir kan lañ war a dénk suñ mairie bii nii di wax rek ne politique commencé wut ci ñii nga xam ne tey ñooy xëccoo Kaolack politique commencé wut ci ñoom dañ fi fekk de braves politiciens yoo xam ne defal nañ région bi lu bari yóbbu nañ région bi ba mu nekk 2e ville du Sénégal fexe nañ ba région bi nekk lim mérité woo ci wàllu politique ñoom bay nañ ci seen waar soo mu des li nga xam ne tey ñooy daagaan baati askan wi pour jéem a dénk leen commune yi pour ñu am beneen taxawaay boo xam ne bokkul ak taxawaay bi fi nekk nii. ci loolu ñu gis candidat boo xam ne walla ñun ñu déclaré sunu candidat jàpp ne kii ci ñi gisagum ñëpp walla ci ñi nga xam ne yaakaar nañ ñëpp bu leen yàlla dénkee moom dana amee mairie bi dana amee commune bi dana fësal liggéeyu président Macky Sall dana wane loo xam ne tey benn maire mësu ko wane kooku kiñ ci yaakaar du kenn ku dul Mouhamed Ndiaye Rahma ndax lu tax tànnuñ ko rek ngir daf ñoo neex mais dañoo gis action yi muy def dañoo gis bëgg-bëgg bi mu am ci Kaolack dañoo gis xam-xam bi mu amee depuis 2012 ba léegi ñu def la coordinateur départemental nga gagné say élections yi nga xam ne tey moom la Macky Sall dénkoon ba pare continuer depuis 12 ans di liggéey fii ci dëkk bi donc kooku te amul benn nombre tànk bu dul ambassadeur itinérant lim amee mi ngi ciy dimbalanteeg askan wi di seet seen bëgg-bëgg suba ak ngoon di taxaw ci seeni soxla di dindi nit ci seen difficulté ba pare jege population bi jege Kaolack waaye kooku du kenn ku dul Mouhamed Ndiaye Rahma loolu moo tax ñu porté suñu choix ci moom. politique bi nag Kaolack ni mu tëddee fan yi ku nekk gis na ko ñëpp a ngi daw ñëw si fi ndax Kaolack moom vraiment nii la baaxoo waaye man damay ñaan rek ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci cité religieux bi ñu def ko ci façon boo xam ne même bu ñuy débattre même bu ñuy waxante sax ñu def débat d'idée te bañ a dugg ci yenn yi ndax loolu jaru ko Mouhamed Ndiaye Rahma nag dafa déranger ñu bëri parce que tey bu fekkee leader nga di politique tey foo dem fekk fay œuvre am li nga mën rek mooy jéem a déstabiliser nit kooku noonu mais fekk na ñun ñu taxaw nekk ci terrain bi di liggéey depuis très longtemps donc Kaolack gii duñ bàyyi ma Samba wala ma Demba di ko jël di ko teg ci loxo yoo xam ne mag ñi fi ñu bëggoon mu àgg duñ ko fa du ko fa mën a jëlmee te ko kiñ ci yaakaar rek mooy Mouhamed Ndiaye ndax man damay wax ne on peut gouverner de loin mais bu ñuy administrer dañuy administrer de près moom lañ gis ci leader boo xam ne dana nekk Kaolack à tout moment avec ñun xam suñ soxla yi kooku buñ ko dénkee budget municipal bi ak xam-xam bi mu am ak partenaires yi mu am ci biti ak yaakaar gi mu ak bëgg gi mu bëgg def lu baax kooku buñ ko dénkee suñ budget municipal bi yaakaar naa ne danañu génnee ci jafe-jafe yu ñu nekk loolu moo waroon waxtaan wi tey di leen sant di leen gërëm te di fàttali rek ne nit ñi nañ dem bindu ci liste électorale surtout les primo votants ndax tey mën nañu wax ne Benno Bokk Yaakaar mooy majorité Kaolack ku la ëpp ay mag ëpp la ay jeunes ndax mag ñi ñoo jur jeunes yi kon buñ ñu diaboliser di wax primo votant yi opposition lañ moo tax waruñoo bindu ji primo votant yépp ñu ngi ci coalition bi ndax mag ñi leen jur ñu ngi ci coalition bi te mag ñi la ñuy déglu waaw kon nag maa ngi ñaan sama mbokki jeunes yi ñun ñëpp nañ dem bindu ci liste électorale yi caaxaan jeex na caution bi génn na opposition bi ñooy wax rek di wax seen xalaat ay dañoo bëgg a toxal élection yi kenn du ko toxal ñun pare nañ bu nekkoon tey wala suba yaakaar naa ne mouvement Rahma liggéey na loo xam ne bu ko génnee àdduna yëpp danañ gis surprise bu mag a mag kon nag ñu ngi oo ñëpp ñu jàppale candidat boobu nga xam ne tey ñun waa Kaolack ñoo waroon taxaw tey jox ko ndax biñ soxlaa moom lañ gisuñ ko muy def politique boo xam ne dafay wax ay nit di leen ŋàññi wala mu leen di saboter wala muy wax loo xam ne du intérêt Kaolack saa yi bu waxee rek
wax bi ci intérêt général lay jëm ci ñëpp lay jëm surtout ñi bokk ak moom parti ñu ngi leen di ñu rafetal jëm ci moom ndax vraiment nit la koo xam ne lim liggéey ci coalition bi lim liggéey ci parti bi amul ci ñoom kenn ku ko liggéey ci parti bi ndax c'est pas duul dafa neex Macky Sall rek bu def ko coordinateur départemental daf ko mérité def ci loo xam ne kenn mësu ko def loolu moo tax ñu tey dénk ko département bi te mi ngi koy rafetal donc maa ngi oo waa Kaolack di oo waa Medina gii ma dëkkee Medina Sam Coof ak Daar Rahmati ne ñun candidat bi nga xam ne bés bu jëlee mairie bi dinañ ci yëg suñu bopp du kenn ku dul Mouhamed Ndiaye Rahma ndax moom lañ gis suñu wet niñ ko gisee fii nii noonu la ko yeneen quartier Kaolack yi gisee kon ñu ngi emale suñu waxtaan foofu di déglu journaliste yi ci seen question. non loolu moom opposition bi ñooy wax rek xam nga koo xam ne da nga yaakaar diriger budget municipalité bi nii soo amee mbooloo wala nga am ay partenaires yaakaar naa ne loolu du nekk sa problème ndax tey suñ mairie itam duñ ko jël di ko jox n'importe quelle personne ki ñu koy jox dafa war a taxaw financièrement parti bi koy gagné ëllëg coalition bi koy gagné ëllëg te ñi ngi yaakaar ne suñ coalition moo koy gagné dafa war a taxaw sur tous les plans tey Modou Ndiaye Rahma bu ne woon bëreet ñun waa Medina ñoo koy cotiser caution donc ku ci am lu mel noonu la def kon ñun pare nañ loolu nag opposition bi ñoo koy wax rek pour diaboliser nit ñi te fekk parewuñ mais ñun ñi nga xam ne pare nañ depuis très longtemps ñi ngi liggéey ci base bi xam nañ li ñu am tey bu élection yi nekkoon suba sax danañ ci génn ak ndam. waaw jubadi boobu comme yow waxoo ko rek comme da nga ko dégg ci nit ñi rek waaw comme da déggoo li ma la comme yow duur loo mën a dëggal maanaam loo dégg ci nit ñi rek la marché Medina bi duur Modou Ndiaye Rahma lañ ko njëkk a jox am na ay bailleurs de fonds yu ko njëkk a gagné te ñu ci dëkk bi defuñ fi dara ñu téye ko ñetti at xaw ma ñeenti at defuñ fi dara moom bi mu ci tite au moins soo demee da nga gis lu concret lu mën a palpable soo demee fii ci marché bi da nga gis lu concret lu mën a palpable nga xam ne da nga tijji ndox du la laal naaj du la takk nga liggéey sa liggéey génn ci jàmm kon moom ce qu'il doit faire il l'a fait li ci des lu néew la rek li ci des lu néew la ndax gros œuvre bu mel nii ku ko def ci cité religieux bi kooku am nga xol am nga yéene donc buñ ko diaboliser ne marché bi def fi dara ndax lii dara la kenn mënul taxaw ni li fi nekk noonu du dara la tabax na ko R+1 boo xam ne mucc na ay pare na ci ay réglage yu ndaw rek moo ci des ku nekk xam ne état ni muy doxalee donc nañ am ci moom yaakaar xam ne bañ ko joxee góorgóorlu na wala taxaw na taxawaay bi ko war quant à foncier bi ñu koy waxal man loolu engagé wu ma loolu nit ñooy wax nit ki su fekkee da nga am sa vie privée di fi dund ndax kenn ku nekk yaa ngi am noo yaxantoo ci sa àdduna yaa ngi jënd yaa ngi jaay yaa ngi tukki yaa ngi créer yaa ngi def lu nekk su fekkee moom yàlla daf ko xiir ci muy liggéey ci suuf itam mais nañ ko nangul lool te bañ ko diaboliser kenn mësu ko fekk mu jël suufi jàmbur kenn mësu ko fekk mu jël yëfi jàmbur dëkk bi dëkk droit la képp ku fi laal alali jàmbur tey wala suba nit ñi wili pande la wax ju ñaaw nag fu nekk lañ ko gis ay préjugé nit di wax ci nit loo xam ne amut wala di wax ci nit loo xam ne xamoo ko loolu fi lañ ko fekk loolu dafa baaxoo ak politique yi Kaolack en général mais nag Modou Ndiaye nekk na nit koo xam ne tey ñun waa Kaolack war nañ taxaw bañ ko ñàkk moom découragé wut kon ñun buñ découragé buñ ko découragé loo te buñ nangu kenn découragé loo waaw loolu wax naa ko sànq c'est le meilleur candidat waaw loolu experts yi ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey di xool naka lañ mën pour jeexal mbënd mi mais dafa nekk loo xam ne itam ñun teguñ ko suñ bopp yàlla moo wàccee ndoxam ci waxtu bu ko neex ak heure bu ko neex mais ki nga xam ne dafa dem tam fekk fii nekk yoonu ndox nga dëkk fa kooku tey boo amee problème li ñu mën a def rek mooy jàppale la te yaakaar naa ne jàppale boobu son excellence Mouhamed Ndiaye Rahma mi ngi dimbale nit ñi ki nga xam ne mi ngi yëkkati poche am di jënd ay moto pompe di joxe carburant di joxe dund di joxe ay matelas yu nit ñi tëdd kooku bés boo ko dénkee budget municipalité yaakaar naa ne mbënd mi dootu fi am ndax am na xam-xam bi am na volonté bi te am na mbëggeel bi am na amour bi bëgg na marqué empreinte am ci Kaolack donc kooku dañ ko war a jàppale pour liñ bëgg ci moom ñu am ko. Mouhamed Ndiaye daal dafa nekk kilifa koo xam ne Macky Sall daf ko óolu dénk ko département bi yépp département bi nag Kaolack ci la commune bi Kaolack ci la département bi àll bi tam ci lañ kilifa buñ la dénkee nga boot ñu bëri boot Benno Bokk Yaakaar du APR rek am na yeneen parti yu fa nekk yi nga xam ne ñuy bokk ci coalition bi donc kooku mënoo taxaw rek ne bëgg naa nangam parce que yow da ngaa war a jëfi kilifa mooy lan sa gannaaw dafa yaatu wala ñi nga boot dañoo bëri te boo leen respecté waroo taxaw ne bëgg naa nangam
mais ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom ak ñun waa Kaolack ñoo xool ne kii vraiment fi Kaolack toll moom rek mooy ki nga xam ne moom moo ñu mën a jëlee ci plan bi yóbbu ñu ci beneen plan bu baax mais loolu dàqul moom yëngatoom dàqul moom ni muy œuvre politique ci département bi loolu moo tax ak ci région bi yëpp loolu moo tax ñëpp bëgg ànd ak moom ngir jox ko Kaolack. waaw Mouhamed Ndiaye xam nga mi ngi ci dynamique boobu nga xam ne président wax na dañ ko déglu pour képp koo xam ne nii moom la jiital ëllëg rek ñu ànd ak moom te yaakaar naa ne ñun respecté nañ discipline du parti mais loolu dàqul ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci base bi ñu wax suñ bëgg-bëgg dàqul ñun ñi nga xam ne ñooy voté te ñoo ëpp ñoom majorité fii ci Kaolack Rahma moom majorité fii ci Kaolack loolu kum neex ak kum naqadi loolu la yàlla def majorité boobu nag Mouhamed Ndiaye mun leen téye ñoom ñoo gis ne Kaolack pour mu génn ci situation il faut ñu jël waa ji teg ko ci mairie bi ñoo waxante ci seen biir ne nañ jël waa ji teg ko ci mairie te mu du majorité bi rek de coalition bi yëpp képp ku fay uyoo wala nga nekk responsable ci beneen parti tey Mouhamed Ndiaye mooy sa candidat gis nañ yeneen parti yi investir ko parti yi àndut ak Macky Sall yëpp investir nañ ko yi nga xam ne bokkuñ APR yi nga xam ne ci coalition lañ bokk investir nañ ko donc kooku moom laajut mais dañ ko jox lu mérité dañ ko jox en général kii laaj sax yelloowu ko mais ki ko mérité dañuy yëkkati rek jox ko ñun ci dynamique boobu lañ nekk ci liggéey boobu lañ nekk te di ñaan suñ bëgg-bëgg bii ñu am tam mu tombeek bëgg-bëgg président de la république ndax président tam ay nopp la am ay bët la am ay tànk la am na ko fu nekk te bu defoon sondage fii ci Kaolack tey mun na xam ne tey bu ñu jiitalee Modou Ndiaye ci coalition bi amul benn parti bu nekk ci coalition bi buy mer amul benn frustré bu fi nekk nit ñi danañ voté ji comme ni nga ko bëggee ñu gagné ko comme ni ñu ko daan defee. mais keneen ku mu jiital ku dul moom itam loolu moom wallaahu aalam waaye nag ñun li ñu concerné gis nañ ne fii ñu toll ni dafa am importance ci politique surtout Kaolack situation bii mu nekk kii mooy borom xam-xam bi nga xam ne moo ñu ci mën a génnee moo tax ñu jox ko suñu bopp. waaw loolu gaa dëgg la moom béykat yi sonn nañ lool yàlla indi na ndox moom lañ doon ñaan yàlla indi na ndoxi barke mais mbay dafa am lu mu laaj li mu laaj mooy nga am semence bu baax am engrais bu baax liggéey bu jaar yoon la nga bëgg nga am ko engrais bi nag gis nañ ne actuellement cher na loolu moom dañuy incliner devant monsieur le président de la république di ko wax ne ko suñ mbokki baykat yi vraiment situation bii ñu toll métti na métti boo xam ne ku leen ëpp doole war nga leen bàyyi xel ñun ñu ngi leen bàyyi xel bu baax a baax di ñaan ñu am solution le plus rapidement possible wala ëllëg bu gerte gi ñoree ñu jënd ko prix boo xam ne dana mën a méngoo ak ñoom li ñu jëndee engrais loolu lu ñuy déplorer la lu ñuy ñaan la à travers Mouhamed Ndiaye Rahma mu àggale ñu ko ci parti bi ci kaw mu àggale ñu ci gouvernement bi nga xam ne mooy seen plein potentiel fii ci Kaolack moom lu ñu ko wax rek dana àgg ci Macky Sall te yaakaar naa ne sous peu de temps yàlla dana ci indi saafara.